gën a wóor. waaw parce que à peu près nit dina xëy rek saraxe xëy rek saraxe am na lu ñu war a mën a xëy rek saraxe ko mais am na loo xam ne kenn du ko saraxee noonu te xamuloo ko te xamoo ko. déedéet. ça devient un risque. ah mais naka la nit di xëy rek jënd béyam rek rey ko saraxe ko te kenn waxu ko loolu nit ku conscient dina ko def naka la nit di xëy rek jël ginaar couleur bu la neex rek saraxe ko te kenn waxu la ko am na loo xam ne des koy saraxe xam nga nit dëkkandoo bi nga xam ne bu xëyee du taal cin am nga loo ko tanee nga yëkkati may ko dara gënu koo màgg nga yëkkati jox ko kooku li la ci yàlla y defal kenn xamul nu mu toll ki nga xam ne dafa ne ci jafe-jafe ñëw diis la ko nga laqatoog moom régler ko kay loolu c'est autre chose mais nag nit ñi dañoo bizarre léegi. moo tax ma laaj léegi saraxu xar moom lan lay doon. non saraxu xar bu fekkente ne da nga dem ci sëriñ mu xool la tax mu saraxe loola ko mais dafa am lu tax. dafay am fooy toll ñu ne la génneel xar. mu ne la génneel xar. nga am foo toll mu ne la saraxeel bëy. mu saraxeel bëy. nga am foo toll aussi mu ne la génneel nag. wallaay moo frère gis nga du ñëpp a war a saraxe xar du ñëpp a war a saraxe bëy du ñëpp a war a saraxe nag du ñëpp a war a rey déedéet dafay am lu nga xam ne nit da cay toll mu xam ndax lu koy fànk la sëriñ ba ki ko seet ki ko lestaxaar xool ba xam sarax ba lan moo ko war a fànk bu xoolee ne béy la wala xar la wala nag la wala gëléem mu wax la ne la nangam ngay def bu boobaa sarax ba doo koy defee nga door a gis kat la taxoon ñu wax la ko. mais lu jëm ci saraxe disons saraxe ndabu laax wala saraxe suukar wala saraxe soow je ne sais pas saraxe sondel loolu moom c'est naturel wala saraxe guro c'est naturel. day am nit mën nga xëy gis xale yi toog nga jël suukar jox leen loolu xam nga loolu c'est pas méchant. moo tax may laaj parce que dafa am ñu bëgg a xam. nga xam ne moom xëy na mën nga jël ndox sax ñaan ci yàlla tuur sarax yéene yi c'est-à-dire que loo gis ci àdduna yéene la. yéene ci ëpp solo. yéene ci ëpp solo mais dafa am yoo xam ne c'est la mathématique c'est des calculs. loo xam ne boo ko maîtriser wul bu ci dugg. voilà. parce que des fois nga ne 2 plus 2 mu jox la 22 da lay fausser. loo gis dafa am yemukaay loo gis da am limite. yow sa xel fu mu toll sa xam-xam fu mu toll yamal foofu. waaw li ci des ci ko xam nga jox ko. koy bàyyi du ñëpp ñoo war a rey am na ñoo xam ne rey arrangé wu leen. am na ñoo xam ne bu ñu reyoon rek léegi mooy loolu. bu ñu reyee rek léegi ñu gis. non am na ñoo bu ñu reyoon léegi ñu gis résultat ak la ñuy rey. warul rey. non parce que ñëpp bokkuñu yem. moo frère lu waral ñu ne kii safara la kii ndox la. kii ngelaw la kii suuf la. ah lu tax mënuñoo canaliser yëpp. lu tax juróomi baaraam yi tolloowuñ. lu tax ñii xees ñuy ñuul ñi. y a des raisons loolu lépp y a des explications. lu tax yàlla boolewul nuun gi ñëpp ñuulal ñëpp wala mu weexal ñëpp ñoo la gën a xam loolu ñi ñuy seetaan. kon lu ci ne delloo ko ki ko moom. wax koy bàyyi. tey nag ñëw naa ba maa ngi dem defaloo ma démonstration. non démonstration. comme yoon damaa ñëw nga tegal ma fi dara ma xaw a jombe ci commentaire yi am na ku commentaire wuy sama ndey journaliste bi daa tiit. non yooyu de. gaz bi ma teg jël kii bi leket bi teg ci. jëm si di waa mais sëñ Demba la may def loo nii man kii. waaw bon xam nga li waral loolu ñu bëri ñu ngi jàpp ne sëñ Demba il critique les marabouts. non je suis là pour les marabouts. pour les vrais. pour les vrais marabouts mooy sëriñu daara yi ñi nga xam ne ñu ngi yore woon kurus yor alxuraan bu sell te di ko teg ci yoon. am na yana mais nag dafa am ñu ci bokk léegi mooy Sénégal ñaari yi ñoo fi ne ku jóg wax waxu jinne ku wax waxu rab c'est comme quelque chose qui est important bu nga xamante ne nii doo comprendre parfois lu nit di mën ci as ñaan tuuti nga wooyee ko jinne wala ne nga ne dangaa yore ay rab wala dangaa yore ay jinne
tey beaucoup de connaissances yu bëri yu nga xam ne jotewut ak jinne wala rab dara. ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. xam-xam bi ñaataat nga ko jàng. bon un peu partout. fukki at ak juróom-benn 16 ans. gis nga moom dama lay yoole parce que déjà ñu ngi jàkkaarloog ñi foog ma wax gars yi xam. 16 années 16 ans. yàgg nañ daal ci àll. 16 ans. en tout cas bi ma dee gone ba léegi yaakaar naa ne. nga nekk ci àll bi. maa ngi ne ci àll di taxawaalu. di gëstu di jàng. Sénégal at laa fi defagum maa ngi door a dugg ci at parce que fin wu nawetu daaw laa fi ñëwoon nawet fekkaat ma fi kon maa ngi fii door a def at. parce que man daaw bi ma ñëwee fekk la fële bi ñu waxtaanee da nga ma noonu da ngay dellu da nga war a dellu Mali. waaw damay dem Mali léeg-léeg ma jógee fi taal sama oto rek dem Mali. waaw léegi nag pour man foofu nga basé wu moom moo waral booboog léegi toogaatuñu ma. gis nga nit doo xalab nit du xalab les Maliens sont bons sañ naa koo wax mais dafa am lu tax mu wax ko parce que dafa am loo xam ne ci réew boobu laa ko amee Mali waaw foofu la ma ko yàlla mayee et damay nangu non pour man nag da ngay dellu toog foofu mais xamoon da nga dem ñëwaat. non damay dem parce que dafa am ñu nga xam ne koo gis am nga kilifa dama am ay kilifa yu ma tete teg ma ci yoon te dafa baax temps en temps nga feddali kóllëre waaw dem gisee ak ñoom ñëwaat du wàññi dara way am naa ay nit aussi dañ may woo ma dem jëflanteeg ñoom wëññeeku loolu kay y a pas autre chose de grand. mais ñi nekk ci kaw nan ngay jëflante ak ñoom maanaam ñi nekk ci diaspora bi. ñi may jëflanteel daal mooy li ma lay wax rek raayit rek. mais ku nekk ci diaspora bi jafe-jafe boo mënti am boo jokkoo ak Serigne Demba Senghor. waxuma diaspora dama ne mbindeef bi nga xam ne yàlla moo ko bind yàlla dogal sa jëflante ak sëñ Demba Senghor et ñu jëflante yàlla mën nañoo dimbali mais néanmoins ku may dundal dinaa dund ak yow ci dëgg voilà ku yàkkamti wala nga gis leneen ak lu mën a doon tu es libre de partir man tënkuma kenn teewuma kenn woowuma kenn. mais ñi jëflante ak yow kenn mësul ñëw jëflante ak yow ba pare gisu ci lu ko gën a. maa ngi sant man de gisuma ko. man de maa ngi sant yàlla. man dégguma kenn ku ma ne jëflante naa ak Serigne Demba aw ma ci lu ma neex. man maa ngi sant yàlla ci loolu sant naa ci yàlla daal bu baax waaw du ma ci dajeeg nit ma sëgg. mosoo jëflante ak ni dajeeg moom sëgg. non sëgg ci àdduna ndax lan lu tax may sëgg du ma sëgg man dajeeg nit ma sëgg ndax lan. des fois am na ñoo xam ne buñ jëflante wee ak nit nii sottiwul comme ça buñ la gisee dañuy xaw a. non parce que loolu yëpp li koy waral mooy fi ñu teg seen bopp la. teg seen bopp fu ñu àggul. waaw kenn du borom waaye kenn du yàlla nañ gëmloo nit ñi ñoom ay jaamu yàlla lañ ay ñaankatu yàlla lañ te yàlla da nga koy ñaan mu lay may nga di ko ñaan mu lay xañ yàlla mënul may ñëpp di il fallait que mu leer ci bopp nit ñi. nee nañ yàlla du may ñëpp yàlla day may kii tuuti may kii lu bari may kii lu yem. dafa am loo xam ne nattu la ci nit ki te dal rek ak teeyee koy dindi parax dindi wu ko faut pas le solutionner dal ak teey. Afrique nañu nekk africain Sénégal nañu nekk ay sénégalais. def seen bopp ay jaam yu xeebu. aar seen bopp. non ñaan moom. aar seen bopp ñaan lu aar seen bopp. àdduna des koy ñàkk. loo gis te duñ ko ñàkk rek musiba la. kon daal nit ki ci loo mënti nekk góor yàlla ci loo mënti nekk jigéen ci loo mënti nekk war nga mën a aar sa bopp. sëriñ buñ fiy yaakaar di la tàllal loxo te ñaguwul wax ma ko. sëriñ buñ fi wóolu ba di la ñaanloo te ñagul boppam kan la maanaam ci ki nga yaakaar yow moom day ñaanlu day ñag boppam
ki nga yaakaar sax moom day aar boppam. waaw kon ñëpp a war a mën a aar seen bopp. sëriñ see dàq sangu fi sëriñ see dàq takk fi ku sanguwul yaa ngi takk ku takkul yaa ngi wirdu yaa ngi suur. yaa ngi suuru yaa ngi nan xam nañ li may wax. émission tey bi lan daa la waroon laaj loo xam ne laajuma la ko. bon man moom je suis indépendant maa ngi nii rek loolu laa ci xam. man ab jaam laa rek. laa ci xam moo tax man maa lay forcer yenn yi sànq bañ déggante yaa ngi ma naan yow mais nag bul ma sonal ma ne la non man moom samay question laa yor de toute évidence non li nga xam ne damay bëgg toujours bu ñu defee émission askan wi jëlee ci njëriñ. bon li may. si yow tamit t'es un gars très très modeste. seen démb yaa ngi nekkoon ci jeune marabout yi. waaw bon li may wax rek mooy jeune marabout yi ñoom ñooy dooni mag ëllëg. ñooy relève. ñoom ñooy relève bi donc nañu bàyyi seen xel di jéem a wër chercher qui est des choses qui est important. ay recherche. waa def ay recherche. xam lu am njëriñ. xam lu am njëriñ ñu fexe ñu nekk ci loolu comprendre nga que ñu xool li lay jëriñ askan bi maanaam ku feebar nan lay def ba faju ku aajoom te nan la ñuy def ba mu régler c'est des choses très nobles. d'une importance capitale. waaw ki yàqu naka la ñuy def ba mu saafarawu c'est très important. ki dof na la ñuy fexe ba mu wér ki tële naka la ñuy def ba mu mën c'est des choses yoo xam ne ki avancé wul naka la ñuy def ba mu avancé c'est des choses yu nga xam ne maa ngi koy digal daal képp kuy ndaw te nekk ci yoon que ñu moytu yi nga xam ne tey ñu bëri dañ koy woowee kiraamatul xayn et ñu ci bëri di ko def yu ci bëri ñu di ko def ñenn ñu ci bëri di ko def di ko wuyoo ay boroomi jinne te certaines ça n'a rien à foutre avec ay jinn ça n'a rien à voir avec ay jinne ak lu dul jinne parce que dafa am yoo xam ne c'est des choses yoo xam ne am na ñoo xam ne mën nañ koo def jat ko def ko am na ñoo xam ne mën nañ koo def naturellement am na ñoo xam ne maanaam mën nañoo def jat benn mbir def ko am na ñoo xam ne lu ñu bëgg a def mën nañ koo def parce que loolu la yàlla sabab ci ñoom am ñoo xam ne bu seen yaram tàngee lu leen soob mën nañ ko waaw non comme dama lay woon rek doomu aadama yi parfois comme tey xam nga tey comme lii kaas la bon xam nga tey comme lu mel nii kaas la tey da ngay gis ñoo xam ne dañuy jël répéter ay mots yéey ko waaw la yow mën nga nekk benn dof nga valoriser ko wala nga yaakaar ne kii ndaw bi dafa am ay jinne yéey kaas quand même nit kese mënul yéey kaas nit ku yéey kaas non xam nga dafa am ay paroles yoo xam ne ça existe kaas mën nga wax dara nga yéey ko du la def dara yow mën nga waaw am naa ci yaakaar mais te am na ci ndaw ñu nga xam ne dañuy jéem a imiter te am na ñoo xam ne kenn du leen roy li nekk ci ñoom yàlla moo ko def ci ñoom gis naa ay ñenn nit toog di foyee affaire yooyu di imiter Koromaak Faye di imiter Koromaak Faye waxoon naa ko ci émission mais Koromaak li nekk ci moom lu naturel la li nekk ci moom yàlla moo ko def ci moom muy nit bi nga xam ne dafa naturel ci li muy def am xam-xam yàlla moo ko may bagage Sénégal nag amel ko njukkal muy mag bu nga xam ne il a travaillé des choses ici au Sénégal il a montré des choses ici au Sénégal donc Sénégal amel nañ ko njukkal
mais léeg-léeg nga gis xale bu ndaw toog di foyee ay détails yu nga xam ne non ça ne se fait pas. la muy def ak ñoom li ñuy def du benn de c'est c'est pas la même chose. loo mën a raw woon ci lii. bon non c'est-à-dire que c'est pour te montrer seulement ne la yii ay kaas lañ que nit ki mën na ko def ñu koy wooyee kiraama te nekkul lu important est-ce que tu me comprends. je comprends j'essaie de comprendre. maanaam mën naa yëy lii boo ma gisee xam nga tu peux penser que moi j'ai des djinns dama am ay jinne wala dama am ay rab dama am lu ma àndal or que lii on peut te enseigner ça nga xam ko di ko def te doo sëriñ. man duma ko def. non dama ne mën nañ koy wax nit ne la nangam ak nangam ngay def nga def ko te nga di ko def te fekk yow doo sëriñ defoo. ah non xam nga danga ma bëgg a dugal nag. def ko rek ma gis non. defal li ma gis. non c'est-à-dire que da nga ma bëgg a indi. waaw def ko ma gis. non mais yow jaaxal nga ma quoi. non man moom sama waay nga xam nga man on est ensemble man sama cool grand nga sama cool gaan nga mais ñi seetaan aussi damay bëgg ñu am lu leer mais Serigne Demba defal li ma gis. non c'est-à-dire que nañ bàyyi noonu xam nga da nga ma bëgg a sonal quoi. non non xam nga tu me pousses sur certains trucs yu nga xam ne li ma la wax dafa am solo. c'est une importance capitale. booy maanaam pour nit ñi ñu yeewu rek am na yoo xam ne Sénégal fi réew mi toll il fallait nit ñi bàyyi seen xel sëriñ si fi ñu nekkoon ba léegi ñu ngi foofu. vrai. waaw wane wuñu xam-xam duhut pour ndamu duhut pour leneen mais on lance un message seulement pour montrer que nit ki mën nga def lu mel nii nit ñi yaakaar la boroom xam-xam te doo boroom xam-xam loolu lañ ci soxla est-ce que tu as bien compris parce que boo gisee ñuy def loolu daf ci am ñu nga xam ne dañu nekk di yàq yoonu sëriñ te ils ont fait beaucoup de erreurs beaucoup de conneries te loolu bu yàggee yoon bi et ñiy war a ñëw suba ça va être sale pour ñoom ça va être compliqué pour ñoom ça va être très difficile pour ñoom te ñoom dañ ko jàngi sonn ci war ci jëriñu mais certaines dañ koy saboter fowukaay lañ ko def te du ay fo. te du ay fo mais comme nag jamono dem na ba tollu foofu ñuy lancer di wax ne ñenn ñi il faut être vigilant nit mën nga def yéey croquer un casse de verre ça ne veut pas dire que da nga yor jinne comprendre nga nit mën na def loolu fekk am na lu mu àndal il est naturel ku mel ni koromaag yàlla moo ko may loolu dafa naturel ci moom ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam tey suñu bëggee xam-xam moom moo tax waaw parce que dañu nekk xale di ko suivre mais tey ndawaan yi ci suuf xam ngeen li may wax il fait que chercher des certains trucs yi nga xam ne amul sens amul njëriñ. nañu wuti xam nañ ut xam-xam. waaw comme j'ai l'habitude de le dire rek ñëwoon naa fi premier épisode tey le deuxième épisode mais xam naa ni dama lay topp parce que yow sénégalais yi foog ñu xam kan mooy Serigne Demba Senghor tey li ma indi woon ci question tey fii laa koy yemalee lan ngay tàggatoo. waaw bon lu ñuy tàggatoo di wax ne rek nit ñi nañu bàyyi def attention ndaw yi ñu uti lu important ñu teg ko ci kaw askan bi. dem gëstu lu am njëriñ am njëriñ di xool li nga xam ne dinañ ci mën a dimbale askan bi ñi ci feebar dinañ leen mën a jàng xam-xamu faj xool li fexe ba faj nag buñ ko waxee dafa yaatu parce que ki feebar nga faj ko aajoom la woon ki tële woon nga faj ko aajoom la woon ki bëggoon dara lu baax nga dimbale ko ci mu am ko aajoom la woon kon xam-xamu faj dafa yaatu mais bu ñu dox ci ay affaires yu ñàkk fayda yoo ne parfois ça détourne beaucoup de personnes mooy yu ci bëri léegi mooy yi ñuy woowee ay kiraama di ko nekk def favoriser ko def ko affaire yu important c'est pas important du tout nekkul lu am njëriñ yu bëri nit ñi dañ koy def suñ koy def nga yaakaar ne ñu ci bëri dañuy basé wu yaakaar ne kii peut-être dafa ànd ak ay jinne wala dafa am lu mu yore te fekk du loolu am na ci ñoo xamante ne tey dañuy jël comme lu mel ni kaas bi ngay gis ñu jël ko jat ko wax ay mots après yëy ko loolu c'est une première étape am koo xam ne mën na koo jël yëy ko te du wax dara parce que il est naturel sur ça lépp ci xam-xam la
mooy nit ñi dañoo bëri te wuute mais ñenn ñi ils font ça pour montrer que ils ont des djinns dañoo yore ay jinne wala dañu garaaw wala yaa autre chose te lii nit mën na ko xam def ko te fekk amoo xam-xam amoo jinne mais mën nga ci nax ku la gëm après ñu koy woowee sëriñ te fekk du sëriñ nga yàq yoon bu nga xam ne ñi ngay saltel jotewuñu ak yow dara ça existe su ko defee ñu ne sëriñ si ñu maas nuun gi yëpp saaga ñëpp ñu bëri ñu ñuy saaga c'est à cause de ñenn ñi ñu bëri ñu xam ne ñu ngi sëriñ ñu nga xam ne ñu ngi nekk fii di sellal di ko teg ci yoon bu ñuy déglu leen naqari rek parce que c'est à cause de ñenn ñi la donc il faut limiter il fallait que nit ñi ñu jóg ndaw ñi ñu jóg ñu xool li ñuy def ak lu ñu dul def am na yoo xam ne ñu bëri ñu ngi koy def mais depuis ñu gis suñu maam jooju suñu baay jooju muy Koromack lañ commencé jóg di imiter te kooku li nekk ci moom chaque jour ma wax ko yàlla moo ko def moo ko may loolu li ne ci moom yàlla moo ko may borom bagage la bu naturel donc kon am na loo xam ne jarul di ko jéem a imiter ci nit parce que ki nekk loolu ki di nekk ci moom dafa naturel et mais léegi bu ñu jóg di wut ay jat rek di ko def di wone ne ñoom dañu yor ay jinne te fekk yoruñ dara certaines ñi koy def yëpp ñu ci bëri ñu ndawaan yi dañuy imiter nit rek wala ne ci télé yi réseaux sociaux yi TikTok yi tànqal nit ñi fii lu nit xam di ko def rek nit xam na lu raw loolu et te defu ko mais nañ ut njëriñ bi nga xam ne mooy faj njëriñ bi nga xam ne ñoom ëllëgee ku leen ci fekk dana leen naw mais pas chercher des trucs yi nga xam ne après lii boo ko jëlee nga yéey ko lu mu lay jox qu'est-ce qu'il va te donner su dul imiter nit ki lan la dañuy imiter bu ñu imiter wul lan la mais ki ngay imiter bokkut ak yow doo moom du yow tout ça c'est pour montrer que nit ki dafa am xam-xam non non nit mën na koo def te doo am xam-xam parce que am na ci lettre yoo xam ne mën nañ ko apprendre nit ki ngay def lu la neex te fekk ne jotee woo xam-xam dara donc nekkul ne ku def loolu rek dañ arrêter quoi il faut arrêter il faut que arrêter que yenn yi ñuy wooyee jinne te du jinne am na loo xam ne nit ki soo ko mënee ba di ko def soxlawul jat soxlawul tourner gauche à droite tu le faire rek est-ce que tu as bien compris voilà donc loolu laay tàggatoog ndaw ñi di leen wax ne leen nañ góorgóorlu ñu jéem tegu ci yoon ñu moytu que sëriñ ku dul sëriñ ñu moytu ñu yërëmante ñu dimbalante ñuy laxante biir c'est ça quoi loolu la ñuy xaar ci Sénégal voilà c'est ça quoi. L'émission tire à sa fin sama gars yi comme j'ai l'habitude de le dire rek tey ñoo ngi woon fii ci Dalifort ñëwoon seet si Serigne Demba Senghor waa jaa ngi xam-xam kese la njariñ kese la kon fu waay mënti nekk jéem a la jokkoo ak moom parce que ku ci jokkoo ak moom di nga gisal sa bopp ay njariñ kese la kon tey dama leen di joxaat di daje ba beneen yoon rek